On est revenu sur le plateau, ce débat autour de l'éducation, autour des problématiques que cela suscite, la problématique de la langue nationale, l'utilisation de nos langues. Je disais, M. Diouf, et vous êtes en train de développer sur ce que les sages avaient déjà dit à propos de la langue, que la langue est une exigence pour faire du développement et qu'on ne peut jamais se développer sans l'apport de la langue nationale. Et vous êtes en train de développer là-dessus. Oui, la problématique de la langue est très claire dans le contexte surtout sénégalais. Et on est arrivé à un niveau où on a besoin vraiment d'exploiter nos langues nationales pour pouvoir réussir un développement fulgurant. Parce que la langue n'est rien d'autre qu'un instrument de travail. Il faut qu'on comprenne comme ça et commencer aussi à partir de la base. Déjà, revoir le système éducatif. Commencer d'abord à faire apprendre aux enfants à travers nos langues nationales. Parce que ça sera beaucoup plus facile pour ces derniers de comprendre. Parce qu'une leçon, par exemple, libellée en langue pulaar ou en langue sérère, sera beaucoup plus accessible à mes parents sérères. Mais par rapport au temps, je dis qu'en fait qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est pas trop tard ou est-ce c'est-à-dire qu'on peut le faire? Oui, je ne dirais pas que c'est trop tard, parce que tout développement demande un temps de construction, parce que le développement se construit. Maintenant, on peut, pour ne pas aussi accuser encore du retard, commencer à rebâtir un système éducatif fondé sur travail pour le futur. Parce que le développement, c'est comme ça, c'est un processus qui peut servir à des générations présentes comme à des générations futures. Mais pour viser dans le futur, on peut, à partir de ce moment, pour ne pas encore accuser du retard à ce niveau, parce qu'on a beaucoup trop perdu de ce point de vue. Mais on peut quand même repenser notre système et essayer de développer nos langues nationales. Mais il faudra aussi essayer de concrétiser cela, mettre ça en pratique, parce que depuis très longtemps, les débats tournent autour de ça, tournent autour de comment est-ce qu'on va faire pour valoriser nos langues nationales. Parce que si on prend l'exemple des pays qui l'ont fait, ils ont réussi quand même à avoir un développement salué à travers le monde. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Japon. Comme quoi qu'on fait que dans les conférences, chacun vient avec sa langue, nous venons avec la langue d'autrui. Et donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. C'est un débat intéressant, sur vrai, qu'on n'épuisera jamais, le problème de la langue, et donc qui, somme toute, est un facteur de développement. Madame, nous avons ici cadeau, comme il y a parce que nous avons sur les cadres. Parce que c'est à quoi vous nous invitez, M. Diouf, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, nous avons Olof. Olof parce qu'on aurait pu parler d'autres langues. Et les sœurs et nos amis qui nous excusent, mais je crois qu'Olof ne peut comprendre encore. Alors, sans plus tarder, Madame Siktambali, maintenant, waxtaan ak sëriñ bi nga xam ni muy El Hadj Mor Cissé Mbaye mi nga xam ni xam-xam daa màcc si kàllaama bi ñuy làkk si réew mi sëñ Mor maa ngi lay siyaare encore une fois ndax ñu ko xalaat ni daal su li tardement bi am yëpp problème bi am yëpp ni ko suñu monsieur le ministre waxee woon bépp mbirum kàllaama gi ñu làkk la kàllaama gi nga jéggaani mooy li problème bi moom nga xalaat. waaw man mooy sama xalaat moom mës a nekk sama xalaat te du deñ di nekk sama xalaat ndax nag dama bëgg sama réew jëm kanam te xam naa ni dara tous lenn mënu ko jërëmal kanam lu dul làkk bi nga xam ne ni moom la ñu nàmp Serigne Thierno wax na ko léegi fu mu demee ci ndaje ñëpp di tiitaru ñun ñuy àbb di du lu mën a tiitaru ba looy tiitaru da ngay tiitaroo loo moom waaye loo àbb bu ko borom nu ngoo nga ñàkk lépp te ñun ñi yàlla daf ñu dimbali ñu liggéey ci lu baree tey jii fu ñu toog ak yéen am naa kaamil boo xam ne ci wolof lañ ko bind ba mu àgg lépp jeex tàkk benn lépp ndeyu sart yi di constitution bi defar nañ ko bu yàgg mu ngi ci wolof hymne national man mii tëgg naa ko ci dof yàgg na mu ngi ci biir jardin d'enfants yi ñu ko jëfandikoo te itam université ña fa génne am na ci ñoo xam ne dañu mujj dellu kër Serigne Moussa Ka pour jàngawaat xayma mooy mathématique
yaa ko wax léegi olof moom moo xayma def ci aay lool xam nga li tubaab bi tuddee ay fonction ay probabilité yooyu yëpp sëñ Moussa Ka bind na ko ci wolof. dañu doon def benn symposium en 1992 au Sénégal de Rufisque présidé par votre ami monsieur Iba Der Thiam yàlla na ko yàlla yërëm. il était ministre de l'éducation nationale ñu jox ñu benn tëri sëñ Touba bu tudd Barsan ñu war ko liggéey man mi maa doon bind Saliou Ka bu sëñ Moussa Ka moo fa nekkoon di wax ak ñun waaye dafa dem ba yàgg mu ne ndax bu ñu demee ci waxande yu góor gi duñ fa fekk formule bu mën a defar ab avion à partir de Diourbel ci wolof kon yëf yaa ngi fii dama ko bëggul génne jëfandikoo ko te tant que delloowunu buy ca booy booy ba dañuy yeexat du dem de parce que dañuy raam fii mu nekk doxaguñu sax waaye bis bu ñu jëfandikoo woon yóbbu ci làkk yi fi ñu ko war a yóbbu mu doole ca suuf ba ca kaw kon nga xam ni ñun mais Kocc Barma lu mu waxul amul Ndaamal Gosaas lu mu waxul amul Moussa Ka lu mu waxul amul Serigne Mbaye Jaxate lu mu waxul amul Cheikh Samba Diarra Mbaye lu mu waxul amul Adi Touré lu mu waxul amul ci wolof lépp a ngi fii dañ ko bëgg jëfandikoo di jëfandikoo yu jàmbur du ñu dem. donc daal kon ñi ñu jiite daal maanaam. li leen wax def na ko bind na nu bàyyi fi Sëñ Tuubaa wax na ko. wax naa ngeen dégg bind naa bàyyi fi jëf naa ngeen gis bind naa bàyyi fi na muy jëfandikoo bind. état bi daal waras na mën a ñëw ci ma xalaat loolu. waaw parce que ñu ngi si def xam naa jéego n'est-ce pas monsieur le ministre dañu si def nañ seen jéego. monsieur le ministre may ma rek ma àggale parce que loolu foofu man ñu toog nii monsieur le ministre tiitaru wuñu de yàlla moom ñu dimbali ñu nekkoon jël division bu nekkoon direction de alphabétisation occupé nañ ko yore nañ formation. yore nañu poste alphabétisation au conception loolu moo ma permettre ma defoon nekkoon rédacteur en chef journal bu mu tuddee woon Xamle juróom benn làkk yëpp daan def ci journal bi ñu koy tiré à 1000 exemplaires séeréer pulaar soninké wolof juróom benn làkk yi Senghor nga jëkk a génne par décret. kon nag loolu buñ ko toppoon def nañu ay téere ci sibiru ci juróom-ñaari feebaru xale yi lépp a ngi fi woon direction man maa ko defar waxuma dara maa ko defar ci télévision laay waxee. gàcce ak ña ma àndaloon. journal lu xam ne da daan génn régulièrement tous les 2 mois ñaari weer yu nekk ñu génne benn. jërëjëf loolu amatul parce que dinaa ñëw si yow. waaw monsieur le ministre. kii li mu def yëpp fekkee ngeen ko maanaam lu feeñ la parce que Sénégal la ko def yow ñu nekkoon si nguur yi ba nekk si ba léegi xalaat naa waaw mais lan moo sooxe ba loolu amut ndax li nga wax sànq ne lan jëmmataat pour nekk balaa nga ne nekk fa waaw mais léegi moom lu tax loolu def ba ñu toll fii ba tey ñuy wax naan Sénégal kàddu gi yaratul ko yam di mbedd mi amatul sutura amatul dara amatul kersa amatul nit lu neex waay wax lu nekk ñu bàyyi naan loolu lañ ko tuddee xaw ma démocratie man daal moom loolu moo ma jaaxal ban liggéey ma si yan jéego lan si def yan jéego le président de la République def si parce que loolu tamit dafa am solo. boo ñu gisee ñu def débat bi di continuer au fur et à mesure ñuy def dem ci débat bi rek ñu gën a gis ay problématiques Sénégal lu ñu dal ñoo ko teg suñu bopp pour ne pas dire Afrique yëpp sax lu ñu dal rek ñun ñoo ko teg suñu bopp dañoo yàq lu bari lu fi nekkoon parce que réew mii ngay gis nii bi yàlla suñu borom di bind àddina bi ñu naan dem leen ngeen dëkk ci réew mi ñu tudd ko Sénégal waxuñu ne dëkk leen Sénégal ngeen dem di lekk ji Inde maa ngeen di lekk ji Chine daf ñoo teg fii nañu li ngeen di lekk defal naa leen ko ci biir suuf si liggéey leen ngeen lekk te ñun suñu maam yi amoon ñoom doon nañ def loolu kër goo gis mu daan toog dangaa gis ci ginnaaw benn tokkër nekk ci gannaaw tokkër bi nekk ci gannaaw gijaanga bësat xaan sulloo lépp lañ fay bay ñoom lu ñuy dundi ñu bay di defar seen sàq di ja def lu ñuy dunde ba nawet ba ñëwaat kon autosuffisance alimentaire bi ñuy wax ñun amoon nañ compter ci sa bopp amoon nañ ko parce que gis nga di am la ngay dunde ci souveraineté ci la bokk autosuffisance alimentaire question de dignité la et de souveraineté nationale moo tax man bind naa ay contribution au chef de l'État def ko ci fu ne pour wax l'autosuffisance alimentaire
une question de dignité et de souveraineté nationale mooy boo dundee dundal sa bopp di produire liy defar sa réew am nga indépendance soo ko amul da ngay dépendre ci nit mu lay teg mooy affaire yi Ukraine yi nga dégg ñu wax yëpp ñi nga xam ne bi amuñu woon lu ñu dundee di ko toog ci moom ñi nga am problème bu bële te Ukraine fu mu jëlee beneen bay bay boo koy def looy def maîtriser ndox bi am sa xale am nga suuf nga dem liggéeyi foofu ñoom fay manquement langue bi am nañ problème yoo xam ni nga boo nekkee ci société da ngay am perspective di xool te li ñëwagul nga préparé wu xam nga fi nii ñoo ngi toog ñun di jooy ay problème réseaux sociaux ci Sénégal fi nii waroon nanoo def ay centre d'excellence de formation ci nouvelle technologie de l'information parce que demain ñi ngi supprimer defar bureau ak ay bâtiment ak di xëy di dem di liggéey mi ngi jeex télétravail bii ngeen gis ñu di ko def moo nar a nekk liy gérer réew mi ëllëg parce que xam nga may télétravail yow fi ne boo doon def société xam nga yaa ngi naan Dakar fu ma jëlee terrain fu ma def bureau fu muy loué mais léegi boo demee société soxla tool loolu sa employé këram lay toog di liggéey nga économiser ci ay charges fixes yow dootoo fay courant dootoo fay location dootoo fay dara ci liggéey bi ngay liggéey nit ki toog ci kër ga lay toog di ko defee lan la koy defee mooy jumtukaay yu nouvelle technologie kon war nga am ñu former am ay débit internet yu baax am xam-xam buy liggéey ci loolu parce que ëllëg képp koo xam ne ki développé structure yooyu yaa nar a jël ndànd ci réew mi te nag comme internet dafa ñëwoon ñun ñu waroon a rattraper ay retard mais warunoo toog di marquer le pas ba ci instrument boo nga xam ne kenn moomatu ko ca xol fii boo demee ñun suñu bokk bool yi nekk fii ci Sandaga mais mën nañ ci nouvelle technologie yi loo xam ne ingénieurs yi mënuñu ko ñooñu ñooy cerveau yi nga xam ne bi léegi bu ñu leen taxaw woon tey fépp fu xam-xam ak ci biir Sénégal dinañ ko beneen bi nag affaire langue bi nga wax nii mais ñun dañoo njëkk a ñëw tas suñuy kër fexe fi sa doom nekkatul sama doom kii doomam nekkatul sama doom soo rombee xale ci mbedd bi muy def naka sodul noonu ñi ma woo ko laal soo ko laalee ñu porté le prêt jàngalekat bi sax bu laalee doomam ñu dikk ne ko sama doom dama la koy jàng lu dóor róowu ma la xale bi du respecté maître am wutatul xam-xam mi ngi toog yor ab portable am ak ay affaire am di xool liñ koy defal ci biir loolu lay dundee te loolu mooy dem ba leen fekk ci seen biir kër di leen agressé ci biir kër gi di indi loo xam ne bugguloo ko woon loolu nag ku ko xam yaa war a xam naka ngay toogee ci sa socle bu dëgër boo xam ne bii fa ngay toog boo xam ne bii kenn du la yëngal tey nga am repère kii rek exemple la boo xoolee kii naka nga amee réew nga am problème langue nationale am ku ci liggéey ku ci bind ak ñoo xam ni ñu ngi ciy def fi ne nii ay carte d'identité kii passeport man gis naa gars yi ngi def fi di ko def en wolof gars yi ngi def ay journaux en wolof mais kenn xamu ko ñi nga xam ne bi ñi ngi xeex ci langue nationale mooy c'est que ñun dañuy jël borom xam-xam teg ko fee ca pegg ba jël ko xamul jiital ko kooku drame la ci lu bokk ci biir Sénégal te ku nekk war nga koo xeex buñ defee loolu ba pare war nañoo rek nag benn problème bu ñuy wax ci affaire langue yi xam nga dama am samay xarit yoo xam ne boo toogee di waxante ñoom ay affaire langue nationale mu tudd wolof am na koo xam ne tey jii yàlla moom na ko professeur la woon à l'université philosophe la woon muy Babou Sène dem si yàlla moo nekkoon chef département philosophie bu école normale supérieure yàlla jël na ko mais séeréer la woon bu ñu masaan toog di poser problème langue nationale dafa naan Thierno arrêté leen seen impérialisme wolof bii dégg nga ma ne ko Babou bàyyi leen di wax impérialisme wolof ndaxte fii wolof moo fi nekk langue boo xam ne bii parce que boo demee Afrique du Sud am nañ ay presque ay dizaine de langues nationales yu nekk foofu ñun am nañ fii ay langues yu bari mais wolof moo ci nekk kër goo dugg ci Sénégal muy kër Tukulóor kër Soosu ko da nga fa fekk benn xale bu ndaw boo xam ne ma ngi lay woyal woyu Youssou Ndour woyu Thione Ballago woyu Baaba Maal donc langue nationale yi gone yu ndaw yëpp ñi ngi koy dégg parce que ñi ngi dégg woy yi di ko répété di ko wax dañuy comprendre kon nag instrument bi ñu ciy jot a am ay ubbe yi ñu ciy jot a am nañ ko jël jàngale ko nit ñi dem ci ñu développé ko mais di wax impérialisme tel impérialisme moi je préfère m'exprimer en pulaar en séeréer que d'aller m'exprimer en français en anglais donc yooyu itam ci handicap yi ñu am ci la war a bokk ñu boole ko ci réglé ko ci xam borom xam-xam yaa ngi nii gis nga réew mi dañoo soppatul borom xam-xam gis nga wax ak pexe mënta mën xam-xam loo dugalul xam-xam du dem mënoo toog ne da ngay jàngi mathématique ne da ngay jàngi science di armé wu
nga nekk wolof dem bu ko jàng ci tubaab c'est pas possible. beneen bi ñu doon def bi ñu doon wax nii ci affaire gëm sa bopp. gëm sa bopp bi ngay wax. ñun suñ gëmee suñu bopp man de personnellement man. théorie économique bii ñuy wax ñi ñëpp. dégluwuma ci Smith dégluwuma ci Ricardo Sëñ Tuubaa laa ci déglu. jeex na tàkk moo fi def ay modèle de développement bind ko bàyyi ko fi jëf ko ñu gis. li ma doon wax sax ne na fii lañ wax ne nañ fi lekk. mais sëñ Saliou ak suñu sëriñu tarixa yi nekk yëpp gis nga niñ bëgg suuf ak ni ñuy béyee. wan nañu ne xoolal mbay mi moo ñuy dundal wan ñu ko ci xel koom da ngay liggéey ñaq mu lew. nga jariñu parce que yaa ngi ji muy sax ngay liggéey. donc modèle économique boobu ñu won moom la daara yi génneel. nga jàng ci daara am valeur toog ci sookul bu gisoo doo gis kenn génn ci daara di subir influence culturelle yi ngay gis ni ñu leen yóbbu kenn mënu leen yóbbu ci yooyu parce que am na fu nu taxaw fu nu toog ba pare liggéey bi ci seen biir Sénégal ñoo ko yor parce que ñooy jógee fële ca sama mbokk Daaru Musi ñëw Ndakaaru gii parce que sama papa ba ñoom leen ay jarbaatam yi envoyé leen Dakar yu ñëw bañ diggee xam nga lu tàmbali woon si vêtement la ñuy yor di ko jaay di dox ci benn ba yàgg ñu toog fenn yor benn pañe guro ba yàgg ñu yor taabal ba yàgg ñu yor boutique ba yàgg ñu dem industrialisation def promotion immobilière économie informelle ci lañ tàmbalee ba dem ba développé nekk ay industrialisation daal di formaliser wu kon ñun modèle de développement économique boo gis ñu pratiqué nañ ko Sénégal mu jox ay résultats ñun ñi génne nag ñii nag sama gars yi génne HEC ñu ñëw fii ñu jox leen ñu toog di làkk tubaab ak di def ay théorie affaire yi depuis 1960 ñoo yor réew mi ci amul benn secteur de l' économie du Sénégal boo xam bii boo waxee say aqulay taala doone kii def nañ te lañ ci war a développé amul daal sa xarit bi li mu waxoon rek. kon nan leen raxas léegi jël ñooñu def leen ay ministre jox leen ak secteur économique yi defal leen wutal leen ay conseils mais les conseils pour faire des gens qui utilisent la langue autrement. jërëjëf bàyyi leen ñoom ñu liggéey réew mi dem. yow monsieur sëñ bi Diouf. yow mi fi taxawal ndaw ñi dégg nga kilifa gi li mu wax bi nee na suñu sukkandikoo suñuy aada ak suñu kàllam dañuy defar waaw réseaux sociaux yi nee na ñooñu jógee daara ils ont été tellement formatés que influence culturelle négative bi nga xam ne mënees na daaneel lépp ñoom kenn mu leen yóbbaale. tey ñuy wax si mbirum ñaari tur yi gis nga li xew de bërk dem fële si Paris Saint-Germain Idrissa Gana Gueye ñu ne daa bañ a sol mbubu yooyu am seen mandarga xalaat naa de yar ga la neex naa yow lan moo sa xalaat si loolu maanaam ni ñu libéré réseaux sociaux yi ba liberté à outrance par rapport ak kilifa yi li ñu wax yow en tant que jeune lan moo xew. waaw xam nga liberté baax na ci nit sax baax na ci làkk baax na ci kàllaama baax na ci jëfi nit mais dafa am loo xam ne bu si amul rek liberté bi da lay lor mais du la jëriñ muy jikko. parce que doomu aadama nit da koy tabax d' abord nit da koy defar rafetal jikko su ko defee liberté buy mënta wax ak baat yi nga xam ne ñoom ñu nañ ko am jëlee ci tubaab yi liberté égalité ak démocratie yooyu ci lañ gën a xam njëriñ wala ci lañ koy gën a mën a jëriñoo te dañu lor su nekkee yaram bi nag lalu ko éducation bu baax bi yaram lalu ko loolu da lay lor mais du la jëriñ moo tax boo jëlee kii mel ni Idrissa Gana Gueye li nga xam ne bëggoon nañ ko imposer parce que imposer laa ko mu tuddee loo xam ne méngoowul ak yaram méngoowul ak diineem méngoowul ak aadam ak cosaanam ñu woon ko ci dugal mais diineem ak aadam ak yar éducation bi base bi mu am loolu moo ko sauvé ci loolu ba moom mënu ci nangu ci dugg ak li ñu ko mënta wax ak lu ñu ko mënta coûter comme ay conséquences. jërëjëf mais jaral na ko parce que am na li ñu ko préparé. jërëjëf Diouf. léegi éducation boobu ñun moom ñoo lañ bëgg. et ndaw yi loolu lañ mais bëgg. mën nañu nekk ñoom mag yi ban yar moo gën boog sama sëriñ. waaw parce que yar gi comme que yaratul. yar bi mbedd baa ngi yar. waaw kër gi yaratul. waaw école bi yaratul. waaw mbir mi kat doy na waat léegi nan la ñuy ñaree. waaw yar moo gën. Sidi qu'on puisse au moins par rapport à ça ñu jéem a am tuuti. Sidi wax naa ko xanaa dégguloo ko tey da nga koy déggaat yar bi ñu war a yar mooy nanu delloo si yar bi ñu yare woon mën yar na waaw mën na nekk parce que man dama koy def sama kër sama doom daf koy def kër parce que loolu laa ko jàng waaye bala ñuy ñëw ci loolu dama bëgg a dëggal sama sëriñ ci
dañu mos taxaw toog di waxtaan ak feu Cheikh Anta naan ko doyen war nga jóg nag taxaw ñu tànn langue nationale muy wolof mun kenn ci ñun amul sañ-sañu tànn langue nationale ñu ne ko lu tax mu ne langue nationale moom mooy tànn boppam te langue nationale tànn na boppam ba pare tey jii fii ñu nekk fii ma toll tembe dernier sondage yi ñu def le wolof est parlé à 95% au Sénégal. Donc le wolof est en train de s'imposer qu'on le veuille ou pas. Et puis moi j'ai fait un stage au Niger, mais le wolof est parti du Nil. Il a traversé le Niger pour venir au Jolof et pour s'éclater au Sénégal. moo tax mu am ñeenti variante yu mag variante du nord variante du sud variante du Saloum et variante du centre moo jël Jolof Njambur Bawol ak Kayoor voilà la véritable variante wolof foofu te loolu yëpp bind nañ ko jàng nañ ko nous avons dañ suñu grammaire dafa doy waar amul beneen bu ni mel loolu lépp ñoo koy bàyyi fële li ñu wax nag ci affaire yar bi si di dégg nga li ma la wax nit ki xale bi bu juddoo nekk liir nekk sëppanta nekk parental nekk far nekk gune nekk xale nekk waxambaane wala waxal bàyyi nekk mag nekk màggat mais ay pàcc la pàcc gu ci nekk ak lañ ca war a def ci yar ci dundal ci sàng ak ci war ci faj mais bu bàyyi waajur bi bu deful loolu xale bi nu mu mel moom la xale bi am na foo xam ne fu mu toll noo boo waxee ak moom na nga ko war a waxee mu déggee na mu ko war a déggee jëfe ko na mu ko war a jëfe maaye ñun parents yi ñoo waxatul ak suñu doom ñu war a waxee ñoom wax ñoom fi ñu war a waxee ak ñoom xale am na foo xamee ni da nga koy woo yaag moom ngeen wéet yàlla rek wéetali leen nga yedd ko mu dugg dootul génn waaye xale boo ko gëddee ci kanamu moroomam bu amee sa jukko boo watul dana la tontu looloo indi waxante yi ak saaga yi ci biir kër gi xale lu mu tari rek daf ko jàll kon ñun ñoo war a yaraat suñu bopp door a yaraat xale yi fa Abdoulaye Fofana dafa mas dem yóbbu ci sëtam di ko yóbbu école mu dem mu ne ko an seen maître mu ne ko mu nga ne leen bi mu ko séenee maître bi doyen Thierno piloweer bi muy sol ci digg li la ko takk bopp bi peñewu ko Abdoulaye Fofana ne ko kii moo lay jàngal mu ne mu ne ko kaay nu ñibbi mu ne ko maam du ma jàng mu ne ko du kii moo lay jàng xanaa ñu wuti keneen donc yar bi wax naa ko ci benn émission kër gi day yar école daan na yar waaye yaratul mbedd mi daan na yar waaye yaratul Serigne Thierno wax na ko parce que doom bi doomu baayam kese la ak yaayam bañ naan mbedd daf daan yar sama doom day génn ci mbedd mi def lu mu warul def Serigne Thierno duma ko mu ñëw ma dooleel ko ci école da nga daan seen sa maître daw laqatu ci mbedd mi léegi da ngay tas sa maître naan ko maître yaa ngi kon ba léegi yooyu moo fi am man bu ma daan suñu maître bu guddi masaan jot daf daan déguisé wu nekk naar xam nga lu mu bëgg ku dem cinéma bu la gisee boo suba teel boo ñëwee da ngay jekk rek dégg kil fuloon ñu kat grand la mu duur la ba nga nit wat waaye loolu amatul dañ daan xëy 6 heures du matin dem arrosé yi jardin wu école parce que la fa jógee dañ ko daan dugal ci école bi mu jëriñu suñu ay waajur yooyu yëpp amatu fi léegi dañu toppatoo tubaab yi ba raw tubaab yi moo tax nag ngóor jigéen dana fi dugg leneen dana fi dugg parce que waxtaatuñu suñu doom parent bi war na weer bu dee bu fekkee ni yàlla may na ko as lëf bu toogee ba amul xaalis dajale waa famille yëpp toggal leen reer bu neex ñu waxtaan Thierno lan mooy sa jafe-jafe papa nangam Serigne Lamine lan mooy sa jafe-jafe nangam Serigne Sidi lan mooy sa jafe-jafe nangam déglu nga leen yéen am ngeen jafe-jafe waaye man it am naa jafe-jafe yéen seen jafe-jafe dinaa ko faj waaye bu ngeen ma fajalee sama jafe-jafe papa yow lan mooy sa jafe-jafe bëgguma ngeen réew bëgg naa ngeen fokk seen diine bëgg naa ngeen xam yéen ay kan bëgg wax leen li nga bëgg jox leen ay projet éducatif jàngal leen ko mais sëñ bi si type de famille yi naan fii Sénégal sa doom da koy yóbbu maternelle loolu laa gis très tôt 200 nga yóbbu ko maternelle waaw xam nga dugal ko non mais système bi daal moom ma jaaxal parce que xale boobu
jox ko ordinateur dugal ko jox ko réseaux sociaux. waaw bon jox ko maanaam dugal ko see ay portable yi fi xew daal. est-ce que loolu du nekk luy. sëñ Sidi man dem naa maternelle ci boo ma déggee dem naa maternelle parce que ba ma ca doole dañ ma yóbbu daara. daara yi laay jaar. waaw ñu def ci man jukko yu baax. waaw ñooñu ñëpp fa lañ jaar. kii fa la jaar jeunesse bi il faut dire que ñu dugal seen doom daara. non ça je suis numéro ma catégorique nag mais je le souhaite. je le souhaite. mais maanaam la général d'une manière générale. non man fi mu nekk bu ma nee loo gën a ñaan ci Sénégal ma ni kuy doomu Sénégal na dem daara. ah mais daara ji. mais daara ji moom ma jaaxal gars yi dama dégg temps ñuy ñi daara ji rek sëriñ daara yi nekk si yow quel est le problème ay daara ju bees ak. yooyu dégg naa ko. xam nga loolu ngay wax noonu. te Sénégal dañ fi renversé yu bari. du bëree bëri te ñun suñu muuy dañoo bëri. parce que suñ jëlee problème mu enseignant yi mu doon wax léegi. xam ak tam nañ ko élargir ci yeneen services yi. ñu yóbbu ko ca santé ba yëpp dafa bu jëkkoon. da ngay def métier ndaxte da nga koo bëgg. waaw mu nekk sa xol. soo ci dikkee da nga koy dox àqam. mais c'est que métier bi da nga koy dox moo fi sës. waaw moo fi sës. moo fi sës boo fa duggee. doo ko jox àqam. moo ko ci te loolu moo bari Sénégal. am ñoo xam ne dañoo toog gis ne man daal enseignant moo fi sës bu demee di jàngale ni ñu gisee seen àddina njàng mi joxewu ko bu dee seen saak bu ñu ko yoree di dox nii nga defee ne ay carnet ci nekk. ay projet ay affaires yu ñu war a monter ay milliards moo nekk ci saak bi ñuy doxante du ay cahier de devoir du ay leçons yu ñu war a def moo nekk parce que mbir mi yoratule muy benn. deuxièmement nouvelle technologie yi ñuy wax nii mais c'est pas négatif. ay instruments la yu ñu war a jumandikoo pour bokk ci àddina bi xale yi xam-xam baa ngi ci net bi. dañoo am possibilité seen papa jëndal leen ordinateur ba noo dem classe jàng nan bu baax leçon bi dem maître bi nga xam ne bi lee amul internet du dugg ci biir gis nga léeg-léeg mu tax benn élève boo xam ne bii sur un sujet moo ko ci ëpp documentation ëpp ko ca xam-xam. boobu maître élève am du ko mën a respecté. beneen maître bi aussi pour valorisation fonction enseignante. mais boo bàyyee benn maître boo xam ne bu génnee day dugg ci car rapide bi doom toog ci car Sotrac toog ak doom mbaa mooy dox pour ñëw ci école bi xale bi de élève romb ko yor am moto ou bien dugg ci taxi ou bien dugg ci leneen gis nga ko déprécier nga ko. te bu jëkkoon ñun suñu maître ñun mais man dama daan rêvé naan yàlla na nekk comme monsieur Thiaw enseignant mais léegi ku ma waxoon ne kaay nga nekk monsieur dama naan jamais de la vie bëgguma mel ne monsieur Thiaw di toog ci crédit ci dee. parce que monsieur Thiaw gis naa ko mu dikk di ma jàngal ba dem retraite amul oto amul kër. xam nga loolu aussi ci facteurs yi ci la bokk. beneen business par rapport aux valeurs culturelles ñu jël affaire gànn bi mais xam ngeen gis ngeen nit la mu moom ne man li ma moom lii laa ciy def képp ku ci bëgg a ñëw lekk ci. di nga nangu lii. mooy monde bi fi ñu toll nii il faut que bu ñu téyewaatul suñu doom yi. structuré leen defaraat leen. xam nga dañu am problème. parce que benn da ngay toog fii léegi affaire LGBT bi nga dugg léegi mais ñoom ñoo yor finance monde bi. ñoo yor communication monde bi. ñoo yor xaalis bi football baag théâtre baag cinéma loo ci bëgg a def boo leen ci dugalul seen affaire yooyu. duñ la finance équipe yi. ñoo ko moom. suñu moomee seen yëf nga ñëw ñu ne la defal lii. nga ne doo ko def mais sëñ bi boo ca pare dañ lay éliminer dootoo fa bokk. kon nag il faut ñu defal suñu doom yi fii. par rapport ak suñuy valeur par rapport ak ni ñu mel lu bon li ñu bañ koo jëggaani ji ca defar lépp toog suñu biir fii. ubbeeku nag jël ca la ñu mën a jël ci lu baax. boole ko ak suñu nekkin gis nga bu ñu ko defut. di ngeen fi gis fii yeneen jours yi ay xale yoo xam ni du nekk Idrissa Gana Gueye mais danañ sol maillot yooyu par force. danañ def sax lu ko gën a garaaw. parce que suñu ko deful seen métier dana yàqu. bu ñu ko deful dootuñu génne dem ci biti mais nit ki soo ko nee bul sol maillot mu nekk fii jàmbaar par exemple di entraîner di football yow sa doom nga def ci investissement mu ne day football pour nekk international. mu toog waa jàmbaar di ko jaay buñ koy jaay mais duñ ko jaay waa daaru fële leen koy jaay bitim réew ñañ koy jaay bitim réew ca xale bi loolu la jàngoon foofu la bëgg a dem mais xale boobu di rêve gis nga bëgg gànn gi def na ko tey jii mais bu leen yaakaar ni dina am ay gànn yu bari de koo ne yu bari buñ ko posé comme condition boo dikkee sol maillot bi danañ ko sol parce que yow yoroo leen fii doo leen ko teree sol parce que sol ko taxul ñu nekk góor jigéen man légitime wu ma de mais dama bëgg rek ñu fàggandiku
pour aar suñu doom yi pour jox leen yeneen perspective. mais est-ce que boo ko ñu defar stade bi relancer football bi. defaraat suñu football championnat bi dëgg. defar un championnat professionnel. parce que pour que mën a fay suñuy joueurs fii pour fay suñuy joueurs xam nga fii championnat bu ñu defee am stade bu mel ni stade président Abdoulaye Wade bu ñu toogoon aujourd'hui ñu structuré ne Dakar benn club de football moo fi am. daal di jël société yi nekk yëpp ñu participer ci état sax mën na cee participer ñu daal di ne ñu daal di commencer les supporters de l'équipe de Dakar mais ñoom ñëpp ñuy jënd ay maillot di jënd ay affaire ñu daal di mel ni Paris Saint-Germain léegi mu nekk une industrie boo xam ne bi day jël employé xale yi duñ fi jóge di dem ci jëfi góor jigéen ñi nekk fee Saint-Louis def ko Ziguinchor def ko ñoom ay équipe de ville citoyens yi participer société yoo fa ne participer l'État vote des subventions même s'il le faut pour téye suñu ay nit def ko ci club de football yi bu ko defee ñu mën a toog mais duñ jëm dara ci loolu yow merci monsieur le ministre waaw man Lamine sëñ bi Lamine dégg nga sëñ bi li mu wax le nouvel ordre mondial ordre LGBT bi ni ma gisee ni ma ko waxee maanaam ñu ngi fépp en puissance affaire Gana Gueye bi proposé nañ solution par exemple léegi la solution mooy fexe fixé xale yi fi ndax fële moom yàqu na ba pare nag mosa daal mais ñun nañ sauver suñu bopp si sauver suñu bopp si la nekk jël nañ yar bi jël nañ waaye yow yéen jeunes yi nag yow en tant que jeune yow miy jàngal xale yi nekk ak xale yi xam réseaux sociaux yi da nga gis ci complainte ak seen plainte yi bon mais la barkaat bu nga si mën a sànni waaw loolu ñun ba léegi ay ndaw lañu mënuñ ne dañ ñàkk ay repère ba léegi am nañ ay repère am nañ ci ñu mën a xool ba defarwaat mag yaa ngi am nañ ci ñu mën a xool non seulement ñu ngi fii mais am na lu ñu fi bàyyi héritage lu ñu fi bàyyi mooy li ñu bind bàyyi fi mun nañu lire seen bind yi bu ñu ko lire dañ yaa ngi bind am na ñu bàyyi boo xam nga ñu ku nekk am na si foofu bokk wala boo soree sax mën nga gëstu seen bind ku mel ni maam Sëñ Touba ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Niass ñooñu am na lu ñu bind loo xam ne bu ñu ko exploité rek ñun dañu nekk ay ndaw yu rëcc parce que territoire bi ñu fi loolu am na conscience boobu waaw loolu mooy tant que ñu ngi fi ñun par exemple lii à la bonne heure émission yi comme ni ko sëñ bi loo waxee ñu waxtaan Macky waa démb waxtaan ak tey démb mu nekk benn pont bu ñuy créé parce que ñoom suñ fi jógee rek parce que dañ ne jën yu mag yi dem nañ yaboy bee fi des heureusement des na quelques jën yu mag ñooñu suñ demee fu ñu jëm dëgg la parce que ni ma gisee si programme mu LGBT yi xam nga yow ba léegi ñun ñi tant que kilifa yaa ngi fii am na dëgër laay Idrissa di du dëgër bañ a sol mais li ko sëñ Thierno waxee fii fukki at maa ñaar fukki at dina xaw a doy waar donc ñu ngi préparé si xale yi di si def lu doy waar loolu gis si réseau sociaux loolu tamit loolu aussi ñun en tant que jeune am nañ ci responsabilité nii nañ gën a waajal suñu bopp ñu gën a dëgërlu gën a xoolaat suñu ay repères xool ci jàngale yi suñu maam yi mag ñi dañ fi bàyyi mais état bi aussi daf ci am responsabilité bu rëy parce que état boo nekkee da nga ci réew moo xam ne comme Sénégal boo xoolee ndaw yi ñoo ci ëpp daa am loolu war sa diggante ak ñoom pour nga téye leen non seulement même gëm loolu leen ne ñoom fi ñu nekk fi ñu dëkk lépp lu ñu uti feneen am na fi mais loolu balaa ñu mën a gëm loolu ba mën a toog ñun doo am conditions yi dafa war a favorable parce que Sénégal bu nekkoon amoon na place yoo xam ne ñi nga xam ne ñoom football lañu bëgg a def mën nañu fi toog jàng football bu ñu paree xam-xam bu ñu am football dañ ko exploité ci biir réew mi parce que am na pays africain yi koy def te ñu koy réussir mais boo xoolee Sénégal ñu dem buñu fenn ci loolu parce que man dégg naa keroog ministre bi ne ñu ngi war a defar stade yu bari n'est-ce pas monsieur le ministre dégg naa tamit DER mi ngi fi pour ay comme am na ay affaires yu ñu créé je crois gis naa benn volonté n'est-ce pas monsieur le ministre bon mais loolu est-ce que yooyu dañ war a nax saa yi wala nan la def parce que je crois que yooyu am na n'est-ce pas mais après ma ñëw si kilifa bi waaw mais parce que je crois que état bi toogul ndax saa gis na loolu tamit xam naa jéem a fexe nu mu programme bi ñu ngi fi état bi am na ay programme yu bari si côté ndaw yi mais problème du programme bi du slogan yi mais jëmmal bi la programme état bi dara bi nu ko rafet mais est-ce que en réalité loolu ñu ngi koy jëmmal parce que boo xoolee ci côté domaine njàng mi Sénégal amagul université yu bari yoo xam ne nii doomu Sénégal dafa mën a toog jàng ba am soxla jigaat leneen feneen boo jël sport bi tamit noonu am na ay programme yu bari ci biir côté sport mais Sénégal doyul lu ñu am ci ay stade bu demal ci région yi doo ko gis stade boo xam ne nit ñi mën nañu fa toog ba épanouir demal ci beneen domaine lu mel ni agriculture comme ni ñu ko waxee Sénégal ñàkkul loolu ñàkk ñu suuf mais jumtuwaay bu ñu war a béyee aussi dañ ko soxla en tant que ndaw état bi nag foofu lañ koy xaar mu am andi condition yooyu parce que ndaw yi ku ci nekk rek bëgg nañ ko ndaw Sénégal bëgg nañu toog seen réew liggéey foofu mais Sénégal ba léegi am na ci dëkk yoo xam ne boo fa demee
parce que liggéey bi dafa ànd ak transformation tamit comme boo jëlee mbéy mi ak lu mel ni càmm gi boo béyee da nga war a mën a toog si sa réew mi transformer produit foofu mu jëriñ waa réew mi mais Sénégal am na suñu village yoo xam ne ba léegi ak courant ak bul foofu te loolu day war la. même téléphone boo ko naree chargé doo ko mën parce que lépp lu ñu def léegi téléphone da lay dimbale ci yenn liggéey yi bu nekkee ne dem nañ ba réussir loolu jeunes yi dañ xam ne bu ñu toogee seen réew li ñu lépp lu ñu soxla ñoom muy foofu te dañ toog aussi pour def ko. est-ce que ñu ngi parce que booy jéggaan yi daa fekk yow yaa tegul sa kër moo tegul. état bi foofu lañ koy xaar nag en réalité c'est vrai que am nañu ay programme parce que boo jëlee DER muy fii mais est-ce que DER en réalité egg na ci askan bi est-ce que egg na ci femmes yi est-ce que egg na ci jeunes yi parce que man mun naa wax bu ma jëlee sama exemple man mosuma bénéficier wu ci loolu keneen aussi boo ko laajoon aussi mun na demee noonu am na nag ñu ci bénéficier mais dafa war a yegg ci nit ñi en réalité egg ci ñoom egg ci ndaw yi egg ci femmes yi su ko defee loolu dañu mën a xam ne seen ndaw lépp a ngi fi. L'espoir est permis. L'espoir est permis au nouveau Sénégal est permis. jërëjëf donc mbir mango ko balaa parce que l'espoir est permis donc yéen mag yi loolu laay wax si yéen la ñëw. waaw ndaxte maanaam mag war na ko bàyyi si réew gis nga dëkk bi ni mu doxee ak lépp parce que famille nga et vous êtes vraiment impliqué xam ngeen àddina bi léegi est-ce que l'espoir est permis. nan la ñuy def ba mën a jënd lu dëgëral espoir boobu. waaw mais da nga wax léegi mag mat na bàyyi ci réew waxuloo ko Thierno waxu ko ci bar moom moo ko ñeenti vérité la woon mag mat na bàyyi ci réew ah buur du mbokk doomu jiitle du jiit du doom jigéen soppalte du wóolu loolu la ko ci bar moo xool te lépp dafa wane muy dëgg parce que jigéen soppalte du wóolu moom dafa doon am lu jubbam yooyu mu la tuwoon la daaw Demba Fall bëggoon xam lan la signifié mu bañ ko ne ko du ko wax daaw Demba yónni ko mission bu mu demee mission mu dem ci soxnaam waxtaan ak ñoom nax ko ger ko ger yàgg na fi de ger ko mu ne ko ah yow rek laa koy wax ndax dangaa bokk ak moom bàyyi benn bi mooy jigéen soppal tegul wóolu wax ko yépp kon jigéen de soppal tegul wóolu feeñ na parce que moom jëkkëram dégg na ko secret mu jox ko keneen te wax ko ko woon kon sopp na ko mais bu mu ko wóolu ci di ko dénk dara daaw dem ba ñëw xam loolu di wula Kocc bu reyee rek ne wax benn jub bi mu àggee comme Kocc daf ko ne woon bis billaahi sama giñoog bàyyi te buñ ko masaan wax rek jeex na waxoon na ko billaahi sama giñoog waaye bis boo xamee rek man nga ma rey buur bi nag ne comme yaa ko waxoon dama lay rey di ko yóbbu kon buur du mbokk parce que pare na pour rey ko bi muy dem ñu ko yóbbu à l'hôtel pour rey ko doom ji ne leen dee taxaw leen mu summi caay ji bala cee dara di tax sama caay la bu doon bàyyi boppam du ko wax kon doomu jiit la du doom waaye ba ñu demee ba dara desul du rey mag génn ci biir ne ko daaw dem ba xanaa yow kii bokku leen bàyyi wax raisonné ko ba mu bàyyi ko kon mag mën na bàyyi ci réew waaye man dama ni l'espoir est permis à condition que ñu changer suñu projet éducatif. parce que Sëñ Tuubaa dafa ni moom ku ñëw ci moom ba dem yóbbaale yar bàyyi woo fa dara waaye ku ñëw ci moom ba dem bàyyi fa yar yóbboo dara kon yar c'est la base. kon nañu yar xale yi ba pare nag defaat ci ñoom li nga xam ne ni moom la ñu def ci ñoom pour que l'espoir soit permis. jërëjëf. parce que man sama problème kii wóor na que ni man sama problème yépp mooy yar. fàttali ñu Sëñ Tuubaa di waxati. nee na ku ñëw ci moom toog fa bay ñibbi yóbbaale yar bàyyi woo fa dara waaye ku ñëw ci moom toog fa lu yàgg di dem bàyyi fa yar yóbbu woo dara parce que muy xam-xam ak lu mu mënti dem bu yar passé wu rek du dem. mooy base lépp. dégg nga Thierno sëñ Thierno dégg nga sëñ bi ma wax. sëñ bi nee na daal yar daal. waaw. mooy base lépp. xam nga yar boobu mu wax. est-ce que l'espoir est permis. l'espoir est très bien permis te gis nga li mu wax nii ci affaire yar suñu buggee dem am na benn point bu essentiel boo xam ne war nañ ko jël en charge il faut que ñu reconstruire la cellule familiale. absolument. xam nga wolof Njaay day wax ñoo xam ni gis nga ni mu waxee ci 3 tufu Kocc Barma yi. xam nga sax yaa may rappelé par exemple ma dem lire la thèse de Mamoussé Diagne. mu wax lu wuure. ak Kocc Barma wuure bi. su la koy wax da ciy bind nga koy lire di kontaan yow su ma Mamoussé sa xarit la parce que yéen ñooy philosophe ngeen. benn bi cellule familiale wolof daf ci wax ne biir du fen.
xam nga biir du fen ngor lay sàmm parce que soo nekkee si biir kër baxal fa xeer ak loo fa mën di lekk boo génnee ci benn ci mbedd boo ko netti loolu kenn moom moo xam valeur boobu moo la war a mën a may ba doo toog sa kër sa doom sol lu gàtt lu mel nii loo xam ne lii dafa rafetul romb la génn su demee dem ba 2 heures du matin maa mu xëy ci fajar buy ñëw jëndaaleel la croissant meew dikk jox la nga dékki jox la xaalis nga ko joxe dépense ci biir kër gi loolu du ngor kooku mooy bàyyi naa la bàddil naa la ubbil naa la lu la neex defal loolu laa daan wax sama gars yi bi mu nekk ministre du tourisme ñu naan waaw le tourisme sexuel ak dugg ni fii ma ne leen moom premier combat xam ngeen lan la demander aux parents ñu yar seeni doom parce que ku xale bu jigéen bi bu génnul ci kër gi dem ca plage ba tourisme bu dikkee du gis ko mu yàq mais su ngeen bàyyee seen doom yi ñuy génn heure bu leen neex di tëdd si heure bu leen neex ki ñëw touriste sac à dos bii nga xam ne bi foo ko tax a ñëw bu dikkee dana ko fekk ci biir mbedd bi mais bu ngeen ko téyee seen kër yar ko du tasanteeg touriste boobu ba nga ko yar donc éducation donc reconstruction familiale ñu joxat ku nekk nag vie en solidarité bi nga xam ne moom lañ amoon ak respectante ñu jox ku nekk cër nga jox ku nekk cër ci sa doom jàngalekat bi mu bëgg métier xam ni même bu fekkee ne dafa war a toog di dox car rapide mbaa muy waru vélo na xam ne moo choisir pour jàngale patriotisme boobu moo koy may bu guddee mu tax dem dugg ci biir kër di seet ba xam xale bu jigéen bi nekk école bi est-ce que bu guddee dana mu ngi këram est-ce que mi ngi recevoir ay nit su bëccëgee nga def comme monsieur Thiaw sama wet ba nga xam ne boo mosaan toog di piil ci mbedd mi piil xam nga mbir carte xaalis yooyu ñuy def ci suuf nii boo mosaan teen nii gis ko mu timm rek sama àddina tukki parce que bu may dem lundi ñu naan prenez la waaw bu ñu ma nee prenez la bu ma dellu sooy sa papa bu yëgee ne piil lañ ma jàpp woon mu ne tëral leen gis nga loolu suñu dellu soitee critères yooyu dinañ régler une bonne partie de ak itam beneen bi sa may nga may ma ko mooy na ñuy jël nit ñu baax ñi ñu dese di leen sublimer ci bu ñuy dund mais Sénégal da ngay yor xam-xam def lu bari ci réew mi balaa ñu naan la waaw góor ak yaa baax yaa am xam-xam da nga tëdd ci buntu hôpital principal ñu dugal la ci morgue bi ku si nekk taxaw yëkkati micro waaw jarul rek ni tëdd la woon day ni mu meloon nii di lim te bi muy dund waxoo ma ko woo ma pour que ma def ci conférence pour dimbali tooga di ma déglu bu ma dee wax sax boo ma gisee tale du coupé ma borom xam-xam yii bala ñoo xam li ñuy def nii yàlla na yéex ñu jóge fi bis bu ñu fi jógee la ñuy toog xale yu bari di gis ci télé bi ñuy bind ci moom di wax ci moom boo dee ñu naan waaye yow déggate ku mel noonu amoon na dañee nit ñi nañ leen di yëkkati ci bi ñuy dund bu ko defee ñu nekk modèle ñi bëgg xam-xam dem ci ñoom ki xam ne ci Cheikh Anta xam ne ci langue nationale loo xam ne am na bari tey jii am na lu bari lu mu def de mais benn segment ko xam xale yi seen bopp xamuñu ko te man gis naa ay xale yoo xam ni langue nationale intéressé na leen mais xamuñu fu ñu koy puiser ji xamuñu fu ñu koy jëlee ji parce que bu gën a yëpp ay fore am na xale yu xamul xam-xam de bu ñu koy gisee fu ñu koy tibbe ji dana tey ji bu fekkoon ne dañ doon def concours def di sublimer ay sommité ñu génn mbay mi ak xam-xam waaw voilà génn la yow mi am sa xam-xam dem génn ku mel ni moom monsieur Diagne ba nga xam ne mi mel ni prison lañ ko tëj boo xam ne bi ay livre ko wër rek muy capto ay thèse ak ay affaires yooyu génne keneen ak keneen ak keneen jël benn modèle ci sama waa daara yi ma doon wax fa mu jaar ba agsi tey ba nekk capitaine d'industrie ñu wane leen jël ki nga xam ne bi dafa nekk di bale mbedd ba tabax kër bay dawal oto pour démystifier de métiers yi pour ne faux métier amul et que liggéey boo ko jaaree du ci table banc yi école képp nga ko mën a jëlee yooyu yëpp bu ñu leen doon woon dana nekk ay modèle yoo xam ni xale yi dañ ciy xool ni ah man kat kii fi mu jaar war na maa mën a jaar ci yoon woowu man kat kii ni mu mel war naa nee mën a mel mais réew moo xam ne bii da ngay toog nekk équipe nationale de football di football di gagné loolu nit ñi ay championnat ñu lay seetaan ngay gagné ay coupe d'Afrique di bëgg loolu nit ñi nga jékki-jékki c'est sa fin de carrière nga nekk benn loc humaine boo feebaree kii doon la faj ngay dem di toog ma wax la benn anecdote toog naa sama bureau benn jour keroog sama àdduna dafa tukki parce que xam nga ma nekkee secteur privé bi ndem si yàlla moo xuree liggéey ak bay për dañ ma daan seet si sama société
dañuy ñëw ñu kafre ma may leen xaalis affaire ñu dem benn jour ma déménagé dem dëkk ci yor sama société ginnaaw CTO man daal dama toog ba yàgg ma gisee ñu dox ñu mu xula jegi ndem si yàlla ji mi ngi ñaqatooy xëpp keroog dama xool ak jooy mu ne ma Thierno war naa la fu ne jóge nga route de Rufisque fële ci fanam Sénégal ak Bel-Air ma dem fa ñun ma tuxu nga xamatuma foo nekk may wut di la laajte ñu naan ma jaaral fii demal sa gannaaw hôpital bi ma ak si ñu ñaqatooy xëpp ma ne xool leen àddina bi kii li mu dugloo ci ay doomu aadama nit ñi toog di ree boo feebaree sax boo déggee mu xule déggee sa tane boo meree sax mu décompressé loola réew mi mu leen di bëggloo sur le plan de la culture ñu bàyyi nit ku mel noonu ba mu dem tey fekk fi moo tax ba mu nelawee ay njabootam dañu fi benn policier boobu mu ñëw dugg fi bi ma ko déggee mu nelaw mënumaa dem may dem di dem Daaru Muxti romb total ba li nga xam ne booy génn Dakar fa la total bi nekk fa la bàyyi pël daan toog ma ñëw foofu lu jël carburant mu daw Thierno xam nga boo fasaan romb day daw ñëw nag foo jël ma ne ko damay dem man ma est-ce que da ngay dellusiwaat ci week-end mu ànd ak man fu may def tournée mu ànd ak man bu ma dellusiwaat wàcc waat ko même endroit mu daan ni ma moo yow lu tax gisuma la ci moxalu jigéen bi mu nelawee man ko bàyyi pël man kat dama doon bëgg a ñëw dégg déggu bii nit ñi am ci ni ñu leen bañ a taxawaloo am de culture moo tax ba waa këram ne bëgguñu politicien ñëw fi man ko loolu laa dégg moo tax ñëwuma moom billahi boo ñëwoon te mbedd ma laa lay yanoo dugal la ci biir kër gi wax ne li nga ñu doon defal gis nga moom itam gis nga fi mu daan toog ci total bi kii di dox boo demee fii international de football yi fii boo fekkee ay ñoom Cheikh Sakho ñoom Léopold Diop ñoom gars yooyu yëpp façon boobu nga leen di gis ñu nekk ci ay misère yàgg ñooñu bëggal xoolal ndem si yàlla Petit Gueye international gaucher de Saint-Louis Kéba tëdd na Ndar ma jóge fi dem campagne dem seeti ko mu ànd ak dem si yàlla Kolo ma dem ba këram parce que la taxoon ma dem këram mooy ba ma nekkee lii si Charles de Gaulle dama daan ñëw di seetaan football bi mu nekk réveil de Saint-Louis ma dikkaat si di ko gis équipe nationale kon ba ma demee Ndar sama xel ci ñoom la jëkk a dem ma dem këram seeti ko keroog dafa wax ba dee pour mu doon exemple ci ni ñuy bàyyee nit ñi am njariñ ci réew mi te ñu war a compter ci ñoom discipline nu Petit Gueye élégance su Petit Gueye ci football mais xale yii di football dañu war a roy ci moom ma ca ni ma la ko waxee noonu ci secteur bu ne mën na la faa génneel ku mel noonu koo xam ne royukaay mais boo réew boo wóorewul seen royukaay seen xale ko ci keneen ñuy wax fi ay Messi ay Ronaldo ay courte yooyu mais ñun fii dañu am ay gars yoo xam ni bu fekkoon contexte bii lañu fekkee ñoo dàq football Messi dàq football Ronaldo foofu te ñu ngi dund kenn yëkkatiwu leen Léopold Diop ay ñoom Badou Gueye ay Baye Touré gars yooyu bu ñu masaan jàpp bal liñ ciy def mais kooku ay ñoom Matar ñaar ay luy Camara ay affaire yooyu ñun dañu am ay valeur ko yaa ngi may fàttali final dañu am valeur final 71 dëgg la daal moom daal xam-xam daal na jëriñ mais xam-xam dafa warul jëriñ war say nit warul jëriñ bàmmeel bàmmeel daal waaw nit ki daal war na moytu xam-xamam jëriñ bàmmeel waaw nit ñi la war a jëriñ nit la war a nit ñi jëriñ war na am kóllëre waaw nit ñi war na am kóllëre waaw wax dëgg yàlla rafet na parce que bala ma sëñ Cheikh waaw xam nga mbir mi dafa fekk ni émission bii ñuy waxtaane benn kii tey lañ ko tàmbali maanaam tey lañ ko tàmbali donc ab tàmbali la comme ni ngeen ko waxee mais dina am yeneen émission yoo xam ni point yi nga xam ni parce que na ngeen ko xamee point yi danoo bari éducation ni fi école ban école le projet école y a un problème santé éducation ni ko waxee projet éducatif ak projet pédagogique ak lan si mënti jàng depuis xale bi mu nekkee lii ba keroog mu nekk mag mu nekk ba loolu yëpp dafa am ORS ñu jël ni problème LGBT problème mu dëkk bi l'agression yi nga xam ni Occident ñëw na ko aliénation culturelle enracinement ouverture problème économique et cetera il y a tellement de problèmes que loolu yëpp warees nañ si mën a indi ñun ñi ak ñeneen parce que Sénégal comme ni nga ko waxee le Sénégal li mu soxla tey mooy xam-xam doomam yi fu mu mënti nekk ñu indi ko ñu nekk si biir kër yi génn leen warul xam-xam nañ génn nañ def ni ceer ñu loo créer espace boo xam dana mën a toog waxtaan en sama sëriñ ku mel ni Mor Cissé Mbaye nii borom xam-xam bi macha allah yal na ko yàlla lafal cat mais li mu leen jàngal gisagu leen dara Thierno li nga def nii macha allah sëñ Aliou gis naa ni Diouf gis nañ ni wax dëgg yàlla
xel mi rafet na. sa loxo sat na ma mu bokk ak mag. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. ndaxte teg y a des urgences. y a des urgences nag. ah nay leer nag. les urgences nag. c'est ici et ici-bas qu'on peut gagner déjà le combat. waaw te bañ te wax dëgg yàlla fagaru jàppante parce que le Sénégal a besoin franchement de toutes ces intelligences là. bu kenn xeeb na nga am ndax dañu war a tabax Sénégal créer l'espoir jàppalante tamit benn ndaxte dañu war a mel ni li benn borom xam-xam doon wax ma tegu ko si tubaab tegu ko si wolof dafa wax ni aidons-nous mutuellement la charge des malheurs en sera plus légère le bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre d'un soulagement pour la persuader au peuple sénégalais muy nettali mais dans une ville de l'Asie du Sénégal il existe deux malheureux ñaar l'un perclus mooy la fañ l'autre aveugle et pauvre tous les deux la fañ beeg gumba gi daje il demandait au ciel de terminer leur vie mais l'un qui était superflu il ne pouvait mourir. Notre paralytique couché sur un grabat dans la place publique souffrait sans être quoi il en souffrait bien plus. L'aveugle à qui tout pouvait venir était sans guide, sans soutien, sans avoir même un pauvre chat pour l'aimer, pour le conduire. Un certain jour, il arriva que l'aveugle à tâtons, au détour d'une rue près du malade, se trouva. Il entendit ses cris, son âme en fut émue. Il n'est tel que les malheureux pour se plaindre les uns les autres. J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Ils sont les mon frère, ils seront moins affreux. Hélas, dit le perclus, vous irez mon frère que je puis faire, mon frère que je puis faire un seul pas. Vous-même, vous ne voyez pas. À quoi nous servir dans le désert? À quoi répond le peuple? Écoutez, à nous deux, nous possédons le bien, chacun nous sert. Moi, j'ai des jambes, vous des yeux. Moi, j'ai une portée, vous serez mon guide. Et ici, sans que jamais notre amitié d'ici, qui de nous devra remplir le plus pas, je marcherai pour vous. Vous êtes loolu la Thierno wax sax. nan boole indi xam-xam bi di nga wax bi xeebuñu dara. mais il faut que ñu jàppalante. ñu xam ni réew mi ñoo ko moom. ñoo ko bokk. gëm suñu bopp dafa am solo gëm sa bopp mooy wóolu sa bopp looy dugg nga wóor na li nii dañ kaa bëgg moo tax bëggee bu wér moo ko tax te bañ a xaddi ndax li tax a jóg émission bi mooy que yéen ku mu mënti doon ka nekk néegam nii tëdd ka toog feebar hôpital ka nekk feneen na xam ni yàlla bi ginnaaw bi ñu yàlla moomee ñun ñëpp dafa am comme ni ko nañ ko waxee dañu am ay mag ay kilifa yoo xam ne am nañ solo ak jàngale yoo xam ne bàyyi nañ ko fi ñu mag bu ñu jéggaani donte aayu ndax xam-xam moom dañ koy utee fu mu nekk mais lu bari lu ñuy uti mi ngi fi du la nga wax sax waaw loolu la tax léegi donc il faut pas que ñu xatti c'est vrai parfois dina metti xale yi li ma leen wax rek dinaa gis ni nga ko waxee sànq day metti wax dëgg yàlla parfois day metti ba tar loolu vraiment loolu la metti na nag parfois day metti ba doo amati pexe parfois nga seet yoon bi ngay jaar sax da ngay dem ba amatoo foo dem bor yi topp la amatoo dara mais bul bàyyi bul bàyyi de déedéet bul bàyyi. faut pas démissionner. waaw démission moom baaxul. gis nga ndam safaanu defet la. le succès n'est que l'envers de l'échec. te kenn xamul fan la kañ la parfois nga defe ne du ñëw mais mën na ñëw parce que ni nga ko waxee woon rek loo soo yàggee si teen bàkk fekk la donc loolu la ñuy wax xalaat yi bu leen dee dem di jël géej gi di taw di dem mi ngi fii. Sidi boo ci yàkkoon ku yàgg si teen bàkk fekk la fa waaye yóbbante galgal du ub lamb jërëjëf ko jox donc daal mbir mi daal foog nga bëri daal. foog nga bëree ma delloo leen kàddu gi parce que pour finir rek quoi. waaw mais ñu tëj quoi man li may tëjee de mooy léegi ku nekk en tour de table rapidement. ñu tëj vraiment ñuy gërëm ñëpp ndax li duuf si cin bi xaju li duuf si nag li xaju si cin bi. dinañ demee wax beneen yoon. si seen émission bu mag bi est-ce que Sénégal beneen mënees nañ ko tabax. jërëjëf oui un nouveau Sénégal est possible à vous autres Sénégalais et Sénégalais jërëjëf.
sëñ Mor. waaw mais man li may tëjee rek mooy sant suñu borom bu baax wax alhamdulilahi rabbil alamin parce que jataay yu mel ni fekk ko rek école la ñuy ñaan nag borom kër gi nay bare di wax itam borom kër gi lu mu bëgg ci man na jaar ci siid yi ma joxe ko li ma yor moom ma ci dara parce que Sénégal moo ma defar ba ma jekk kon li ma yor dama ko war delloo Sénégal te ci buntu yu mel nii laa koy jaarale te itam damay xamal Serigne Thierno ne ko man lu ma am rek dajale ay nit jox leen xam-xam moom ma ko gën jërëjëf Mbaye jërëjëf. kon nag ñun ñëpp nañu ànduwaat takkuwaat ku mel ne Thierno ku mel ne sunu doom ji Lamine Diouf ak ku mel ni kii nga xamee ni moom beneen affaire la moom Sidi bu yor je sais de quoi je parle yàlla na nu ko fi yàlla bàyyi te moom manqué wul dara de il a tout xam na fi may waxee kon nag yàlla nu yàlla dimbale ba kër gi gën a naat ba boroom li tax mu samp ko mu gis ci lu ëpp njortam te yàlla dimbali ñu may ñu ba xam-xam bi nekk ci ñun segam xam-xam a ngi fi ñu séddoo ko ak nit ñi waaye may ñaan Sénégal yépp commencé ci saman nañu delluwaat yaraat suñu njaboot ba nu toog fu ñu waroon toog ba na yóotu jot li ñu war a jot waaye tant que yarawuñu dañu yóotu ba seen dagg dam waaye duñu jot dara salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wàcc tàngaat sëñ bi Diouf waaw sant yàlla rek sant yàlla dëgg-dëgg rafetlu plateau bi di waxaat ne ndaw ñi rek ne ñu gën a am yaakaar gën a am confiance gën a aussi am patience xam ne Sénégal lépp ngi fi ñu dara buñ jooy Cheikh Anta Diop parce que bu ñu gisee suma papa yi fi nekk rek bu ñu waxee di nga dégg si ñoom Cheikh Anta Diop bu wax donc héritage boobu muy fi nañ dem gëstu ji ko nañ fexe jege leen ni ñu fiy bàyyi woon ñoom ñu jëriñoo ko ak ñoom di rafetlu dëgg table kii plateau bi di ñaanal di la ñaanal yàlla dëgëral yaram bi yokku fan bi ànd ak wër di la ko ñaanal sa mbokk aussi di ko ñaanal monsieur le ministre di joxe vraiment kaddu gi di ñaanal TV mu nekk télé boo xam ne nañ ko xam à travers le monde maa ngi leen di remercier monsieur le ministre sëñ bi Thierno Lo kaddu gaa nga vraiment tàmbali rek pour remercier xam nga plateau d'excellence borom xam-xam moo koy jiiti dëgg émission bi nga xam ne bi lay tàmbali nga ko di ko animé ne la wóor na yow Sénégal daf ko soxla Sénégal dafa soxla ay cadre de réflexion ay cadre de débat sans se battre sottente xam-xam te loolu pour que mu mun a nekk borom xam-xam moo ko mën a jiite poser question yi nga xam ne mooy nekk njëriñ kon yow koo invité rek dina la wusi incha allah parce que xam ne bu dikkee fii dina fi sotti xam-xam dina bu mu fi jëlee te loolu mooy importance su débat débat dañ cee fekk yóbbu fa ba pare jëlee fa changer fa say certitude kon nag lii ñuy def nii yal na yàlla def jàmm ci réew mi parce que jàmm ci la lépp xaj aw ay boo ko taalee xam nga fu muy yem te itam développement mun ak diine sàmm sa diine sax lépp ci jàmm la xaj réew mi nag ñun ñoo ko bokk bi ñu fi toogee rapidement rek xam nga ñoom waxtaan nañ fi nii rek on a trouvé que ne ay mbokk lañ suñu toogoon fii ñeneen ñu sant Diop ak ñu sant Fall nekk nga lijjanti ko ñu daal di nekkaat ay mbooloo ñun ñëpp ay mbokk lañ te itam suñu contrat yi ñu yor fii ci àddina bi ay contrat à durée déterminée la dafa am fu muy yem comme nag am na fu muy yem noonu rafetal rek li fi nekk nga xam ne lépp ñoo ko ñu naan rafetal kàddu googu la daanale le kilifa gi daanale ne jàmm la paix ce n'est pas un mot c'est un geste moo indi koom-koom fu jàmm amul dara du fa à vous autres jeunesse du Sénégal à vous autres mes chers compatriotes dañuy tàggoo bu dul tàggoo di leen bàyyi rek kenn continuer di xalaat lii nga xam ni moom laa tàmbali woon Sénégal sa kanam ndaxte mu nekk si ñun rees na gànnaayoo loolu di ko seet di ko déglu jamono ju nekk n'abandonne pas quand les choses vont vraiment mal comme ils savent si bien le faire quelquefois quand la route sur laquelle tu chemines péniblement semble s'achever au sommet d'une colline quand les fonds sont bas et que les dettes culminent tu voulais sourire et tu dois pousser des soupirs.
Le souci te pousse dans la déprime, repose-toi si tu veux, mais n'abandonne pas. La vie est si étrange avec ses revers et détours, comme chacun de nous a pu le prendre un jour. Et beaucoup qui ont été abattus par un échec auraient pu réussir s'ils avaient persévéré. N'abandonne pas, même si tout te semble aller lentement. Car un autre souffle peut apporter la réussite. Le succès n'est que l'envers de l'échec. Et on ne sait jamais à quelle distance se trouve le but, qui peut être très proche, alors qu'il te semble si lointain. Aussi, continue la lutte au plus fort du combat, car c'est quand tu te sens perdu que tu ne dois pas abandonner. N'abandonnons jamais, car, et c'est vrai, oui, un nouveau Sénégal est possible. Il est di gërëm di leen sant di leen jox ndig dajeek si beneen yoon. Asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.